loi boo xamante ne moo ëmba luwaay réew mi da ngay gis ne daal loolu fu mu xewee mooy li loi bi wax loolooy dox da ngay gis ne jaxaso mënu see waaw loolu moom amul benn jaxaso bu ci nekk Baboucar be tembo men to lungola tombo me ala ngole keta January karoti ala tili tang anin kononto ko Gambia la banko la luaya itande nyame ning president membe marlo la don na mari ala fundo lungo aga kele tili taworo wucho la karte fo nyinga ana tema san Gambia be tembo men do ni ajube president o mi ala wala basirin ayatande la ko asonda no karte fo nyenale anin alhalo men findita karte fo kola bar lokon kelen dron anata ayatande ko amanson san do sombali afele aben dundi kan wato me yalon ko wala minaka sainte be tembo men do ning Gambia tentenda nyin alhalo fotil tang anin kononto kayro la karola ti amra wolu abe soto no nyadi nara ko membe je o man pare pour ka je aw mo nyinen kar kende baleti katunga wala mu akamda kole akol be ko mo leti wala fango im futande jambi bari bawo birin sombali anyi nata ke muna nata laje ko tenke wala mu ka ko nyin samba kiti bungo nyati wala komin ka sombali ay tan di fay sene ako ganyobe dami akamta ko loi sembo soto koki okay bari fana ay bayela ko sitara loi bunda to wote kalindiro bayela ni nyim president do la wato banta nyim karo karnala tiltanen konontola yo ibajala ko president kuto nyanta kalindila yo wala kalindiro fana tatinna fana lualo nali afu nyamen wota tinna la ko fana mimbe loi bunda to fana elo wota kamda ko ni nata be kafunyoma woto loi kambenta ko minna wala betamalo to katon banko fana Gambia loi banko la loi kitabo be mbul mi warta loi kitabo be to wala constitutional wonin ko min be sembere wala bitum e bajala ko wala betamala badi wala kala club land drong ning momorande lafta puruka e dabula kachanyindo e maresi kumandiro keno nyinni marola nare mari be banko kan Gambia jang dawoda e se 2977944 kumandi 2977944 nare mari be bandala banko la fanan e lafta e dabula la kachato e se 220297794 220297794 pour que dabula kacha nyindo dron bibi ok abaraka bake lamin kon be leer ka askan bi ñu continuer wata yenda ka ndekte tay di wax ne suñu guest tay manam suñu gan bi tay ci waxtaan bi mo neka Baboucar Cissé musna mo neka di am vice president Gambia Press Union muy kuréel bi nga ne mo bot képp ku nekk taskati xibaar te naka moom jamono ji mu nekk li ñu xoolee si freelance journalist manam dafay bind pour yónnee ko si bépp tasee kay xibaar bu nekk si àdduna bi te fekk si nekkee ni ñoom soxla ne liggéeyam te nag moom lu war a ëpp fukki at ak juróom-ñeent liggéeyam moo nekk wàllum tasum xibaar si fànn yu bëri tey la ñoo waxtaanal naka si li nga xam ne moo nekk si gis-gisam ak tamit li nga xam ne moom la xam si fànn yi kon nag am nañ ay kola si lañ seet ba xam moom la kan ak fu muy koole hello kola bi si lañ bi hello Yes, good evening. Yes, good evening, sir. How are you? Fine, thank you. Okay, what is your name and where are you calling from? I'm Mr. Jaune. Mr. Jaune calling from? Sinjwalaji. All right, Mr. Jaune, thank you very much for being part of the program. Yes, you want to contribute? Come back again. Yeah, Mr. Jaune, how do you see the present condition of the country? The present condition? Yes, in your own analysis. Well, I think we have to continue to pray for peace in the Gambia. The situation right now is very, very pathetic. We all know that the political crisis, we've been told, is affecting almost every sector of our society. We've been told that the businesses are being affected. We also read from the media that some people are leaving the country because of uncertainty. People don't know what will happen come on the 19th. Whether the outgoing president Jammeh will go back to his earlier statement
to accept and respect the will of the Gambian people, or whether he will insist. Okay. So we don't know what is going to happen come on the 19th, but we've been told by the coalition leaders that they are working very hard for the inauguration of President-elect Barrow. So we have to continue to pray for peace to reign in the Gambia, to continue, because the Gambia is too small for conflict, and we are all related. And because the country is too small for conflict, we don't pray for it to happen here. Amen. So we still use this opportunity to call on the outgoing president, Jammeh, to accept the verdict of the Gambian people. Okay. You know very well that Gambia has been winning elections in the Gambia for the past 4 elections. Yes. And we never had a problem. Even though the last election, in one of the elections that UDP leader Dabo filed a petition at the Supreme Court, Okay. that doesn't stop the inauguration of Jammeh. Okay. So I also believe that even though APRC decided to go to the Supreme Court and look for a redress, that cannot stop the inauguration of President-elect Barrow come on the 19th. All right. Mr. Johnny? Yes. Yes, basically, my next question before that I would like to ask you is, what do you think will be the responsibility of the media to nurture peace? Yeah, the media have a very important role to play. Media being the fourth estate and always set the pace, should always endeavor to report responsibly. Okay. And especially at these trying moments in the country. I think the media should focus more on trying to consolidate the dialogue process and the peaceful means of resolving the crisis than trying to de-escalate the tension. Okay. So escalating the tension will be the worst thing that the media could do. So we call on the media to continue trying to de-escalate the situation. Okay. By trying to report professionally and trying to especially report on the verdict of the Gambian people. Anything that can contradict the will of the Gambian people, the media should desist from that. Thank you very much. Yes. All right. Thank you very much, Mr. Jawne. Then we hope that probably yes, somebody want to ask him a question? Mr. Jawne? Yes. Bella fila esa fo mandinka kan fola luana mo ilalie ko itebe menge kan sainte na social media la karola. Fo mu fenne de men sekeno siloti pour ka kairo sabati ndi bang mbe men noma kaita ndi ko kairo e sotono Gambia jang ning alhalo men. Ko ya sabake. Yalon social media atemu dalsida me yalon mo jamale kabenje andu luolu ni dana je ika kol ben je adol be je wol kawkuya adol mu tonya ti para adol nin tonya jam fata nyola woto sari nin atol be kol tamela ka kumol fo mo le men yalo wala mu tonya ti membe na baadi yale chokindila anun damaya mu menti hukuma ya tabake woto momo be wasilo kamba fulale ko keep the momentum katun social media saying anafa warta bari modol ka pendol keje to ka mol mislead yoni sa tul be son kala je men ngalo wala mu ko membe sabatiri and the wole be kairo sabatin la banko kamba fulale ko keep up the momentum. Baraka bake. Baraka. Okay, thank you very much, Mr. Famara Jawne, for that wonderful contribution, and then we hope that probably others can also follow. You can be part of the program by calling the number that is, if you are inside the Gambia, you just call directly 2977-944, 2977-944, or if you are outside the Gambia, you can briefly and then add +220-2977-944.
2977944 kon bi léegi askan bi di leen wax ne yéen nga xoolaan jamono ji Eye Africa TV si website bi ak tamit si Facebook page bi am nañ ay caller on the line hello caller hello caller yaa ngi live. yes allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah na nga def ak fu yoo la kan fay kole. man la Ibrahima maa ngi kole Italie. Ibrahima naka Italie naka seede bi. alhamdulilah ñu ngi si kawam rek. yaa ngi dégg bu baax a baax programme bi. yee maa ngi déglu seen programme bi dama ko rafetlu trop. very good yow rek la ñuy déglu sa xelaat bu rafet. yee contribution bi ma bëgg a def rek moo maa ngi bëgg a waxtaan président Jammeh. ok si boppam. waaw. foo sama ko bëgg a appel won ko ne na gom yàlla mu xam ne lii ndugal yàlla la. because at the end of the day 22 years ba mu fa nekkoon ñu bari dëgg bi support nañ ko te jàppale nañ ko si fànn bu nekk te li su demee ba Gambien yi decide ne dañ bëgg a change na gom yàlla mu xam ne Gambien yi ñoo decide mu xool Gambia mu jiral Gambia mu xam ne Gambia benn ndey la benn baay la ba pare mu xam ne moom liggéey naa liggéey boo xam ne lim doomi Gambia ni sax tuma ñu nekk outside Gambia support nañ ko te laaj nañ liggéeyam bu mu nekk di def o bu mu def kon Gambia waaye ñun tamit right now as if nekkuñu Gambia sax waaye jàmme Gambia mënuñu ne because loolu right now ñan du am li ko def Gambia du day jógee so si ko loolu ñun jàmm rek lañ ene Gambia mu am so moom moo nekk ak benn président te fu nekk ni moo nekk ci place bi comme ko jënaangut so donc ko appel pour mu xool dëgg bii ne dëgg jàmm la balaa moom am na ku fa nekkoon moom génne na ko te jàmmal ko génne so nangu moom tamit jàmm bu mu fa ñëw fekk mu bàyyi fa jàmm boobu noonu su ko defee doomi Gambien ñu jëriñoo jàmm boobu noonu continuer te fu ñu ko bëgg a Gambien mu àgga foofu noonu. ok so secondly yéen tamit nga xam ne yéen a nekk di yëngu waari media yi maa ngi leen a gërëm di leen sant di rafetal liggéey because you guys are doing so a good job because Gambia before there was the information blackout waaye tey soo gisee Gambia am access ndax mbir yu mel ni comme yéen la nga xam ne yéen ñi ci wàllu média yi di joxe information di xam ban li nekk di daw tey right now ñun ñi nga xam ne nekkuñ Gambie sax dañ dee mën a toog rek si diggante bu ndaw rek ñu xam lan moo nekk di dem Gambie lu waral loolu mu ne information bi nga xam ne day def day mën a jógee boor bu nekk parce que amoon na temps ñun am na online media si nga xam ne ñooñu ngay follow pour nga am stories ko information bi nga xam ne moo di jógee ko Gambie waaye tey di nga gis ne di nga ubbi sa Facebook rek oo nga dugg any media platform rek nga fekk fa latest news mi nga xam ne break